koor yi àdduna ci nit ñi am ko ci àdduna mu teggeel ko boppam xam ngeen ni àdduna teggante mbagg maa la ëpp lii maa la gën lii maa la moo fi mas a am moo fi mas a nekk moom mu ñëw rek jël laa ilaha illallah te ca innam akramakum indallaahi atqaakum loolu mooy ci gàttal fii kër gi yàlla rekk fi saf leneen loo fi yor te du yàlla da ngay soof ak moom kon yàlla rek moo am solo ci fii te dañoo gëm ne nag yàlla rek am solo nag ci àdduna nag kon bu ñu ñëwee jël ak thème ñoom ñii daan ci ñëw le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme muy ñaari pàcc yu doy waar éducation mu nga ca biir ku ni éducation dafa am ñaar kii woote bi dafa am lu wax inna haza waliduna ñu ni lan mu ni lam yu addib naa ñu ni lan mu ni walam yu allim naa muy ñaari wax yaronu addabani rabbi fa ahsana ta'dibi la yonente bi wax sunu waajur a ngi te loola ba ka bàyyi lay di wax dañuy lii dina xew bis penc ëllëg mooy ci ni ñàkk yar nag moom am na usikum bil iyaali la wax maa ngi leen di dénku njaboot gi ci biir dénku njaboot boobu ci la presque booy xool li ñuy tuddee droit de l'enfant di nga ko ca gis yelleef yi da nga ko ciy gis jigéen ñi am nañ ci place lépp tey jii les droits humains yi ñuy wax yëpp sëy naa limaam combar nag li ñuy tuddee développement durable rombal na ko li ñuy tuddee développement humain dugg na ci donc kon jamono war naa weesu diw mooy moom ak du moom tardeel nu la fu ñu toll foofu la wax ji ne ndax kooku la mu wax ñun ñu koy wuyoo niru nañu ko foofu la yëf yi ne donc kon ku ni yar nag nun danoo wax ni diine nun sunu yar mu ñu ngi ko tofe ci alxuraan ak sunna al minhajul kaamil al minhajul rabbaani ñun foofu la ñuy yaroo donc ba alxuraan laabalee defar nit ci biir fóot nu delloonu comme na mu ko haa unal maa uwa saabuun bay lay nee na ndox maa ngi saabu baa ngi kaay mu fóot leen fóotu biir a tax nuy wax lii nag bu ko nit ki amee te damay wax ni kalaay yaru moom xeet wu ne da ngay dégg gaa yi naan al amnul ghidaa'i la sécurité alimentaire mais gis nga xol ak xel dañ koy sécuriser gis nga lii këfe moo tax ñu ñëw ci yar parce que njombe dafa am nit ki dem na ba génn nitéem moo waral lii fi ne xëy dugg jàkka taal rey ña ca des xool ci mbedd mi ku la neexul te du tee nga ni allahu akbar man qatala nafsan man qatala mu'minan mutaammidan fa jazaa'uhu jahannam la alquran wax ñàkk muñalante moo waral yëfi na yëpp yi kon ci gi gën a gàttal mooy ni dañoo waral nun nag fexe ñàkk sunuy ndaw bu baax a baax fii jamono toll defe naa ne wax nañ ka fi waxaat ka fi duñ ci dellu si man depuis 2012 11 sax bu leen neexee laa taxawal lu ñuy wax observatoire muy un discours officiel devant le ministre de la République devant le ministre de l'Intérieur premier flic du pays fii muy discours u xalif général des Layènes ñu càmbar lii fi xew tey ci jamono ba dugg sax même ci financement terrorisme wax ci joxe ko muy un discours officiel mais dañ kaa jël sànni loolu 2011 la am te bu ngeen demee ci archive yi di ngeen ko fa fekk avec 6 points yoo xamante ni même tey ci àdduna gars yi egsi nañ ci ba ci fànn bu nekk kon ñun yàgg nañu càmbar li nu wër bi ñuy joxeñ Mali ay 2011 la fii lañ ko defe woon fii te bu ngeen seetloo yéen yi fi jote jaar yëpp li nuy ñagoo
kër gi wax na ko ci ay thèmes xool leen sur la paix lañ doon tàmbalee ñëw bi ñuy wax zakat boobu les inégalités moo tax ñu dugg ci waxuñu zakat pour zakat comme ni ko gars yi xewalee déedéet zakat toujours ma wax ko zakat du góom boo xam ne da nga koy raay dañu war a faire éradiquer la pauvreté loo war a mën a finalité bu zakat donc ñu ñëwaat fa ñëw sur la bonne gouvernance mënoo taxawale institution yu dëgër te loolu amul la démocratie moo xam boo xam participer ak noo ko mën a tuddee loolu leen lu ne càmbar nañu ko te société bi rek la ñuy wax ñu ñëwaat ci le juste milieu lu ëpp tuuru wax nañ ko fii mooy yii defe naa ni ñu ñëwaat sur la cohésion sociale et aujourd'hui tey jii yooyu ñu tudd yëpp boo ko dajalee tey fa la adduna doxe ci la réew di amee équilibre le vivre ensemble wax laa fi démb ni am na loo xamante ne buñ ko réussirul am problème réew mi dafa am ci charte yu mu toog lu ko jiitu ay doomu aadama ko séq nee naa leen nañu privilégié lan citoyenneté sénégalais yëpp xam ne ay sénégalais lañu loolu war a dugal seen conscience ñu dugal ko ci loolu fa la diine war a tollu liggéey ci réew mi nag bis bu ñu demee wax naa leen ko dexe ci majorité ak minorité musiba am xamul tax nee nañu daaw cohésion sociale nga jël réew mi xaaj ka ni chrétiens yi wala leneen ni 5% la ñun nag nous sommes 95% ba loolu warulaa permettre nga jël sa tànk teg ci minorité yu mel noonu bu dee ci l'islam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ fi daaw bi mu duggee Médine yahud yaa fa nekkoon mais ba mu jee taxawal tuuti ci état islamique dafa jël cër yi li ñuy tuddee ay minorité mu jox leen seeni cër ba mu mat sëkk kon ki diw ne maay day maay démb ñëw toogaat fii jël une société égalitaire jël laa ilaha illallah tas que laa ilaha mama laa ilaha nangam kooku taxaw na ci cohésion sociale kon dama ni réew mi bu loolu jàllee kii ni moo ëppale buñ ci demee nag ñu roof tariixa mais mooy siiw ci suñu réew mi foo ñu nangu ko waa léegi buñ demee ba tariixa dugg mante mani sama bos moo ëpp sa bos coow lu yëngu am cohésion sociale réew mi toj yooyu yëpp mooy alerte yoo xamante ni lii nag ci wàllu jàngalin ci wàllu yar dañ kaa war a dugal ci boppu xale yi topp nangam bi du yar rek ci le plan vraiment ci kii classique bi ñu koy waxee gise nii mooy nit ñi sentir ni ay doomu Sénégal lañu sentir ni dañoo war a mën a nangam en même temps am benn conscience citoyenne mais réew bu nga xamante ni pour say intérêt personnel la yàqu ci ngoon moo la gënal yàlla ci yàlla musal baaxul ba ci des nag xam ci la xam ku ne gis na l'islam li mu def ci xam ak xamle nga yëpp xam ci la boo ñëwoon tey nga jël ci statistiques yi xool réew yi nga xamante ni tey boo ñoo bokk tey bokk ci biir aussi di ay jullit plus de 70% yaa dafa 70 yi dem te ci jigéen ñi la gën a ëppee di nga xool te Iqra jëkk a wàcc ci alxuraan plus de 70% nga xool li gën a rey sunu fii mooy arab yo as-sulaasiyatul xatira al maradu wal jahlu wal ummiya analphabétisme maladie ak it nu ñu kaa waxeeti ak réer al jahl boo xoolee moo ci ëpp rawatina nag ci jigéen ñi wala ci àll yi donc loolu lépp pour ñu mën a nag combattre lii ñuy jëm nii war a mën a nangam war nañoo fexe ba xeex nit ñi xam xeex ba ndoolu jóge fii wala bu jógewul ñu wàññi ko lool fexe ba les inégalités ñu xool nu koy mën a nangami donc loolu lépp ñu moytu jël diine ji ci sunu réew yi dinaay dégg gaa yi wax ci réseaux sociaux yi kilifa yëpp di ko nangam di xeexante ci ay tarixa koo séqal affaire mënoo jàkkaarloo moom nekk ci nangam yi di wax ju ñaaw yooyu duñu ko mën a rafetlu mukk ci àdduna may attirer attention réew mi di leen wax ni kii de El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye
donnal na ci ay maamam baayam sax dugg ci kër diine yi tuddante fi ay tur baayam Seydina Issa def na ko ca Tiwaawan def na ko ci Touba Serigne Abdoulaye def na ko ci Tiwaawan def na ko ci Touba def na ko ci feneen kon ñooñal lay cohésion sociale ci diine yi war a nangam ñu ngi jouer vraiment ci loo xamante ni dina mën a boole këri diine yi booloo këri diine yi nag ci biir Sénégal bokk na ci liy jàmmal réew mi kon tu doon fixe ci ku ma mën a doon moo xam Seydina la moo xam leneen la ak koo mën a doon foo tibbe nit yëkkati mu gën a ñaawee sànni fa na la wóor ni saan woowu ci yow lay dellu si boo xoolee sa bopp ni yow rekk keneen xool bopp ni maa fi dàq man rek te nag yàlla rekk fi dàq na bu ko defee ñu bañ a jël diine ji di ko xeexee loolu ne pas utiliser la religion à des fins personnelles et pour des agendas cachés ñaareel bi renforcer les canaux de communication et de dialogue entre toutes les composantes de la société. Bon, afin de consolider les valeurs de paix, de justice et de vivre ensemble. À la lumière des principes fondamentaux qui s'articulent autour de 3 points. 1. L'unité de l'origine humaine. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. 2. Le principe de la dignité humaine. 3. Le principe de miséricorde pour l'univers. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kon yooyu yëpp ak lu ko niw. Dans ce contexte de mutation mondiale, nous devons faire valoir le rôle de ces principes et valeurs islamiques dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Donc ñun foofu fa la ñu toll fa la ñu jëm message boobu la ñu soxla nañu dal ci suñu réew soxla nañu dal nag ci ñi nga xamante ni ñooy doomu Sénégal yi quel que soit ak nu mu manti mel ak différence yi maanaam loolu la yàlla def sunnatullahi fi xalqihi yàlla moo bind ñii ñuul ñii xonq ñii di wax chinois ñii di wax français ñii di làkk pulaar ñii di d'accord loolu sunnatullahi loolu la yàlla binde mais nag macha allahu lenn rek lañu war a mën a partager wu asamaan si ji ñu bindul mën a dox ci suuf sunu moomul mën a kañtu ngelaw loo xamante ni yàlla moom lépp te ku ci nekk xaj nga ci kon réew mi nanu ko xajoo nañu bëggante nañu téyante sunu message du message xalif général de la te dinaa ko répété waat wax ko ku mu mënti doon ak fu mu mënti jóge ak noo sant ak koo mu mënti doon loo sànni ci sa kaw la jëm réew mi weesu na foofu réewum citoyenneté la bu ñu fi demee bis bu ñu demee ba dindi li ma wax sànq dindi yëf yi teg fi leneen ñun ñëppay perte nee naa leen njéeréeri bi ñu duggee Sénégal toolu sëriñ ak taalu bi tool yëpp dañu lekkandoo njéeréeri laa wax bi ñu duggee ci réew mi amul tool bu ñu épargné taalu bi bu sëriñ bi ku ne lekk nañ seen mooy kazalik bu ñëpp croiser les bras seetaan la société ku nekk ni naan nu la neexee fu la neexee nu la nangame ñu koy sànnente ñun ñëpp bu yàggee daanu bëgg a dajaloo mu tënk kon loolu ñi nga xamante ni ñoo yor thème bi yor seeni mbir ñoom buñ ci egsee daanu wax li ñu leen di wax nun suñu message du génn foofu El Hadji Abdoulaye Thiaw na fa lay tëjee lii ñu wax di ko def Abdoulaye Thiaw loolu la dundee dama bëgg Sénégal gépp xam ni kii toog fii tey di sunu waajur ñuy ñaan yàlla na ko fi yàlla yàggal waaye yàlla na fi yàlla yàggal sunu kilifa diine yi ci réew mépp na ñi fi nekk moo xam ay rakkam lanu ay doomam ay nangam lanu ak njaboot gi fi nekk genn njaboot rek fi nekk ñii ma jàkkaarloo ngeen jàkkaarloo ñoom xam nga lan lañu sekk ak ñoom wallahi wenn say lañu mën a doon nii ak nii du ci am déedéet bu fekkente ni laa ilaha illallah la bàyyi lay wax te moo ko fi andi laa ilaha illallah lanu bàyyi lay jox laa ilaha la ñuy sikkar nanu ko gëm nii nu toogee nii nu nangame nii nan nekk loo xamante ni moo nuy boole ñun may profité di gërëm ñii ma dendeel
muy groupement central bu baax a baax a baax a baax groupe santit la fédération des daïra santit njaboot gi fa xamante ni ñoom ñëpp ku ci ne yaa ngi am taxawaay bu rëy mais ñëwit ñi nga xamante ni tey mooy la commission scientifique gi nga xamante ni Baye Jibee ngi nii ñu liggéey bu rëy bi ku ne xam na ni ñoom ca Cambérène Maam Alassane ñoom a ngi ne ak Idrissa ñoom la ñu leen boole sant leen benn liggéey ñu war a liggéeyal ca Cambérène ànd ak Baye Jine defe naa ni loolu lu mat a bàyyi xel la ci programme boo xam ne amal nañu solo lool mooy ni Cambérène nag da di dëkk boo xam ne dëkku Seydina Issa la fa la ñaareel ba ne teet Seydina Issa Ruuhullaahi mi nga xam ne moo sanc Cambérène tey jii dama ni mooy capitale communauté layène c'est ça la vérité pire loolooy mooy li am Baye Laye ka sanc 1800 Seydina Issa andi ka 14 fi mu nekk kon boobu war naa mën a mérité ñu jëlee ay festivité feneen andi ka Cambérène loolu rek laa am di tëjee di ñaanal sunu mbokk yi ñu ma jàkkaar loolu di ñaan yàlla na leen yàlla defal tawfeex yàlla na ngeen dugg ci lii génnaat ci ba ku fi ñëw yàlla gën laa yokk allahumma salli ala sayyidina wa sallim. jërëjëf Seydina